juróom ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci li ñu waxtaane wàllu kaaraange ak ministre yi nga xam ne rek ñoo nekk ci Afrique sowu jant seen ñeenteelu ndaje ñu ko doon amal tey ci Ndakaaru li ñu fas yéene waxtaane lépp lu laal kaaraange ñoom nag li ñu bëgg rek mooy boole seen doole su ko defee ñu mën a xeex lépp lu laal li nga xam ne rek moom la ñuy duppee terrorisme. leneen lu ñuy waxtaane ci biir xibaar yi gendarmerie nationale am na njiit bu bees kooke nag lañ doon tàbb tey foofe ca caserne Samba Diéry Diallo ci teewaayu kilifa yëpp kooke nag ki fa jóge nag di commandant Cheikh Sène ki ko nar a wutu di général Jean Baptiste Tine kooke nag ki nga xam ne rek moo dem moom la ñu doon sargal tey gannaaw ay liggéey bu mucc ayib boo xam ne rek def na ko ci kaw jiitaayam ci li nga xamante ne rek mooy gendarmerie nationale. leneen lu ñuy waxtaane rek aju ci coow li juddu ci li ñu duppee borom ñaari tur yi ñoom nag waa RADDHO di rencontre africaine des droits de l'homme nee na duñu mës a nangu rek ñuy daganal li ni mel fii ci suñu réew nee nañ def kem kàttan rek ngeen lépp lu ko mën a fànq rek mu bañ fi juddu. leneen lu ñuy waxtaane ci biir xibaar yi aju rek ci li nga xamante ne rek mooy comité des droits de l'homme des Nations Unies ñu ne nag daanaka lu toll ci fukki at ak juróom-ñaar yoo xam ne réewu Sénégal teewu fa ba tax rek fukki kuréel ak benn yoo xam ne ñu ngi ci société civile ñu ngi sàkku rek ci nguuru Sénégal bu fa teewee rek lépp lu laal kaso yi niñ fay saytoo ñëpp nu fa nekk ak itam lu laal mbiru xale yi ñu saytu ko bu baax a baax bu ko defee rek jàmm ne ñooy leneen lu ñuy waxtaane ci biir xibaar yi aju rek ci diabète ak bés bi ñu leen jagleel fii ci Sénégal waa ASAD rek di sàkku ci kilifa yi ñu gën leen dooleel donte nag am na luñ ci jot a def waaye nag bëri na ay rëq-rëq yoo xam ne rek ñi nga xam ne ñoo amee diabète ñu ngi koy jànkonteel. mbokk yi li mooy li gën a fës ngeen taxirlu tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi asalaamaaleykum dalee na jàmm ci xibaaru marax yi niñ ko waxee woon ci ponk yi lépp lu laal kaaraange ak xeex terrorisme jawriñ ñu denk wàllu armée yi ci Afrique sowu jant ministre yooyu nag ñoo teewoon tey ci Ndakaaru ngir waxtaane li ñu mel lu ñu bëgg mooy boole seen doole bu ko defee rek lépp lu laal kaaraange yi ñu mën ci taxaw bu baax a baax jële fii loolee nga xam ne rek mooy terrorisme ñu ngi sàkku tamit ci askan mi ñu dugal ci seen loxo bu baax a baax Maymouna Ndiaye Gervais Yao teewoon nañ seen ndaje tey. li ñuy faral di dégg ay cong yoo xam ni wër na espace UEMOA bi ak yeneen conflit yoo xam ni am na fi ministre yi nga xam ni fare nañ ci yooyee réew li ñu bëgg rek mooy dakkal ko ci loolu nag ñu jaarale ko ci am pexe tëralin boo xam ni dina tax jàmm daal di sax dàkk lii ñu xamle ko ci seen ñeenteelu réunion yi ñu amal. Nous ne pouvons pas. jéego yi ñuy def bari na wante mënuñoo wëy di def yi jéego yoo xam ni ñàkk kaaraange daf koy nasaxal ndax kat li ñuy def rek dafay jëm ci wàllum koom te seetlu nañ ni koom gi dafa sooxe fenn ci Afrique surtout réew yi nga xam ni séq nañu zone UEMOA bi xam nga ni lii nag lu doy waar la dafa am ay nit ñu ñoo xam ne ñu ngi leen di agressé ñii ñu leen di faat ci ay anam yu doy waar lii nag mënatu la wëy foog ñu jukk nag manko ci loolu nag foog ñu samp pexe boo xam ne bi la yoon dina jubbanti bu baax am nañ ci yaakaar daal. Sénégal moom it nee na du des ginnaaw. gis ngeen li xew barki démb Burkina Faso ay ñoo xam ne doon liggéey di dem ci mine ñoom la ñu dal seen kaw boom leen te réew moomu mine dafa am doole ci wàllu koom-koom donc kooku gis ngeen ne léegi terroristes yi yematuñu rek ci xeex yenn xeex yi am yenn revendication yi mais déedéet. li leen tax a jóg moo yàq réew yi nit ñi mënut a ñoo bokk réew bu nekkee question sécurité yéemuñu ko saafara heureusement maintenant que UEMOA am nañu politique sectorielle yu bari. pexe yi ñu nas ak li ñu xaatim nee nañu bëgg nañ ko wéyal di ko dox sàmmonteeg ak moom ndax kat bëgg nañu soppi doxalin ba fii ci espace UEMOA li fi gis lépp ñu jubbanti ko. Maymouna Ndiaye dañuy desandeek mbiru kaaraange ak karmi yi nga xamante ne yenn saa yi dañ koy faral di jëfandikoo te mën ko amee ci anam yoo xam ne dëppoowul ak yoon loolee nag nee nañ bokk na ci li nga xam ne rek dina tax xeex lépp lu laal terrorisme gën a jafe ba tax na
jëwriñ bi ñu denk lépp lu aju ci wàllu forces armées di Sidiki Kaba mu ngi sàkku ci askan wi ñoom tamit ñu dugal seen loxo ci boobule xeex bu ko defee rek lépp luñ ci sumb ci wetu takk der yi ñu mën ko matal ni mu waree. kaddu yooyu nag mu ngi koy yëkkati gannaaw rek bu ñu doon daloo brigade gendarmerie bu Thiadiaye ci teewaayu Abdourahmane Diallo àndoon ceeg Mamadou Gueye. ñàkkum kaaraange ak xeet gi ni mel tax na ñu war a yokk ay brigade gendarmerie waaye tamit seeni jumtuwaay bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bi nga xam ni moom moo yor wàllum l'armée bi maître Sidiki Kaba dafa doon inauguré brigade bu Thiadiaye. mais am na yeneen criminalité yi nga xam ne dañ ci war a bàyyi xel mooy le terrorisme mooy les crimes transfrontaliers mooy les trafics de drogue mais les trafics aussi d'armes mais les trafics d'êtres humains loolu yëpp gis nañ ko léegi. soo gisee loolu ñu ngi koy fësal c'est parce que gendarmerie mu ngi def liggéeyam. projet bii nga xam ni général Cheikh Sène moo ci taxawu waa Thiadiaye di ko rafetlu jaraafu dëkk bi sax di ñaax askan wi jox gendarmerie bi gëdd ba noppi am mat ci lu bari. mooy ñu xam ne gendarmerie andiwuñu ko fi pour rek muy gérer ay xuloo ay xeex ay affaire foncière nangam gendarmerie tey ci diggu terrorisme bi ñu nekk ak criminalité bu ngand bi nga xam ne moom moo am ci dëkk bi dañu war a dafa nekk lieu de collaboration entre les populations et les forces de sécurité pour ñu faire face menaces yi nga xam ne gis nañ ko surtout ci dëkk bu mel ni Thiadiaye nga xam ne soriwul frontières yi soriwul Gambie soriwul Guinée soriwul Mali. brigade gendarmerie bi lu wutee kaaraange gi nga xam ne mën na ko indil askan wi dina tamit bokk ci luy tax nit ñi mën a ñëw dëkk ci te dëkkuwaay yooyu mën a am ndox ak courant. Abdourahmane Diallo mbiru kaaraange la ñuy desandi rek ak ñi di sàkku rek ci waa assemblée nationale ñuy jublu ci liggéey bi li ñu bëgg rek mooy loi boobu nga xam ne rek mooy saytu lépp lu laal ñi ñuy defandikoo ngànnaay yi ci biir réew mi loole nag nee nañ ci fan yi di ñëw dinañ ci jublu bu baax a baax loole nag waa société civile ñu ngi koy rafetlu ndax ñoom dañu jàpp ne rek bokk na ci li mën a gën a aar askan wi Mohamed Sam ci liggéey bi àndoon ceeg Thierno Laurent Mendy. ngànnaay yi nga xamante ni si ñu ngi koy jëfandikoo ci penc mi loolu nekk na loo xamante ni si dafa ëlëm sénégalais yi gannaaw ba nga xamante ni si dañu amal ab cong ci kër maire bu Touba ak i tamit ay balu fetal yoo xamante ni si dañ ko teg loxo foofu ca Pekes nekk na ay mbir yoo xamante ni si ñoom sénégalais yi sax dafay mujj nasaxal seeni kaaraange. réew mi ñu nekk nii tey xam nga defar ngànnaay am na ñoo xamante ne ñi ngi defar ngànnaay moom la ñuy wax fabrication artisanale. te aussi gis nañ ne ngànnaaye aussi ñi ngi circuler ñi ngi doxantu ci biir réew mi te ay nit a koy jëfandikoo ànd ak itam ay munitions loolu jàpp nañ ne tey lu yokk criminalité bi ci biir réew mi loolu moo ko waral. les vols de bétail c'est accompagné toujours par les vols à main armée gis ngeen aussi braquage yi nga xamante ne moom mooy am bay jur ay tuuxi duuna ci station yeeg banque yeeg mutuelle yeeg poste yeeg yeneen ak yeneen donc loolu yëpp arme la ñuy utiliser. kon nag jot na sëkk rek ñu xoolaat ci yan anam la ñu war a amee li nga xamante ni si moo di ay fetal ak i tamit ay balu fetal. li nga xam ne moom la ñu war a def mooy fexe ba ñu yokk kaarange ci biir réew mi fexe ba frontières yi ñu gën leen a contrôler ndax loolu dafa des trop ci Sénégal soo demee ci côté frontière sud foofu kenn nelawul ndax ay Samba Boy ñu yore ay armes de guerre ñëw dafay razzia jël ay nag jël lu nekk kenn amatu fa nag loolu état daf ci war a jóg. ki nga xamante ni si nag moo di jiite commission défense et sécurité bu assemblée nationale moom jàpp na ni ñoom parlementaires yi war nañ ci mun a defaat seen jéego bu baax a baax ngir rek ñu jëlee fi mbir bu nu mel. assemblée nationale tey pare na si projet de loi boobu ñuy waaj a indi ñun ñëpp ñu jàpp si bañ voté ko pour régler une bonne fois pour toutes n'est-ce pas la circulation illicite mooy maanaam li jaaduwul si jëfandukaayu armée yooyu ak naka lañ koy jëfandikoo d'une manière générale si arme yëpp muy bu diis bi ak bu woyof bi yëpp. li nga xamante ni si ñoo di frontières yi ñu gën koo sàmm bu baax waaye itamit ñi nga xamante ni ñoo yor kaaraangay réew mi ñu gën leen a dooleel loolee moo di kàddug société civile ak assemblée nationale ngir ñu mun fay jëlee gànnaay yi nga xamante ni si ñu ngi koy doxantoo ci penc mi ci fàttali nag lu war a mat benn at a ngi nii commission nationale boo xamante ni si mooy saytu wàllum gànnaay yi jotoon na teg loxo lu toll ci 17 265 armes à feu. Mohamed Samb dañuy dem ba ci caserne Samba Diéry Diallo ñu ko xawoon ci ponk yi rek gendarmerie nationale am na njiit bu yees kooke nag moo wutu général Cheikh Sène turam di général Jean Baptiste Tine
cérémonie bi nag amaloon nañ ko tey ci teewaayu kilifa yi foofee yëkkati nañu kàddu delluwaat njukkal ki nga xam ne mooy général Cheikh Sène gannaaw li mu def ci biir l'armée bi ñu ne nag toog na lu toll ci ñeent fukki at ak lu tegal yoo xamante rek mu ngi ci service ba nga xamante ne ñi de ay supérieur ñu ngi rafetlu taxawaayam mu doon ay xumbite may armée bi tamit ñu ñëwaat ci solo si nga xam ne rek ñii di waa gendarmerie nationale am nañ ko ci réew mi ci teewaayu Cheikh Diop la woon ak Gervais Yaw muy amal tour d'honneur bu mujj tey jii nag muy wëy ci xàll wi te àndul ak ki nga xam ne moom moo di aide de camp mu nekk ab rituelam bu mujj ginnaaw bu mu amee fukki weer ak juróom-ñett ci li nga xam ne moom moo di haut commandement de la gendarmerie nationale général Cheikh Sène jamono yi nag daal dinay joxe lenge yi 40 ans. tey jii nag damay delloo njukkal ñi nga xam ne ñoom ñoo di sama ay waajur officier sous-officier gendarme auxiliaire yéen ñi nga xam ne boobaak léegi maa ngi ànd ak yéen ci lépp lu soxal wàllu kaaraange gi ma leen di jaajëfal. Votre détermination. ñeent fukki at yu toftal ñetti weer yoo xamante ni daal dina koy taxawal askan wi rawatina lu soxal seen wàllu kaaraange naam am na ay projet yoo xamante ne ni sumb na ko ba noppi waaye itam am na yoo xamante ni war nañ koo wëyal ki nga xam ne moom mooy def lu ni mel nag di ki ko fi wutu. L'opérationnalisation des communautés de brigade. yéen ñu taxawal ngir rek daal di wëyal liggéey bi dina bokk ci proximité foofee ci Hann Mariste ca Ndangalma Ndiassane Cité Avion Ngaparou lépp rek ngir gën a taxaw ci kaaraange yi doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo fii ci réew mi. Et dans la continuation de mes prédécesseurs. li lee doon ab bés bu am solo waaye itam doon ab bés boo xamante ni rek daal na ci fàttali dayook gendarmerie nationale. Elle est une force armée. nekk na lu am solo doon ab organisation boo xamante ni lépp dañ ko teg ci yoon. Un grand haut commandant de la gendarmerie nationale qui a fait ses preuves. mu nekk haut commandant boo xamante ni liggéeyam doon na lu kenn dul natable ba mu fi nekkee ba léegi nag def na loo xamante ni foog naa ne ñëpp mënees na see teg gët ñu di ko jaajëfal bu baax a baax tey jii nag ma koy rendre hommage. A conduit la réflexion sur l'avenir de nos instruments de sécurité. le général Cheikh Sène mu mel ni mu jëwul puso bi ki nga xam ne moom moo koy wuutu nag général Jean-Baptiste Tine moom moo war a nekk jamono yi ci commandement bu gendarmerie nationale moom mi ñu war koo dalal ci 21 ci weeru novembre bi ñu ne. Cheikh Diop ci nataal yi ñu amoon ci Youssou Baro ñu wax ci leneen rawatina coow li juddu fan yi laal rek li nga xamante ne moom la ñu duppee légalisation homosexualité te waa Nations Unies doon ko sàkku rek ci nguuru Sénégal rencontre africain des droits de l'homme ñu gën ko xam ci RADDHO ñoom nag seen taxawaay moom leer na nee nañ du ñu mës a nangu lu ñuy légaliser li ni mel ba tax na rek dinañ def kem kattan ngir dàkkal boobu les projets dañ ci teewlu seen secrétaire général Sadikh Niass lay wuyoo ci micro Mamadou Fall. xam na nag mooy affaire borom ñaaru tur yi loolu comité bi nee na nañu xoolaat dañu war a tëggaat loi bi nga xam ne moom mooy tere alors ñuy def acte contre nature xaw ma sax nu ma koy waxee ci wolof li nga xam ne daal jaaduwul rafetul ci sunu cosaan ak sunu aada maanaam ñaaru góor ñuy sëy walla ñaari jigéen ànd di sëy loolu dafa nekk acte yoo xam ne nii ci sunu cosaan ak ci sunu aada ak àndul ak sunu culture ak sunu diine loolu la ñu ne loolu la ñu condamné wante ci biir loi bi dafa am nu ñu koy tëggee ba nga xam ne ñi nga xam ne sax dañuy liggéey ak ñooñu di leen faj ñi nga xam ne dañuy def lutte contre dañuy liggéey ci sida bi ndax gis nañ tamit milieu boo xam ne dafay bëri sida la te bu ñu bàyyee noonu rek sida bi dina law ba attaqué ñi ñun ñëpp bu boobaa musiba day am ñooñu dañuy liggéey pour arrêter sida bi. ci wax ci leneen rawatina rek li nga xamante ne mooy comité des droits de l'homme des Nations Unies ñu ne nag réewu Sénégal toog na lu toll
ci fukki at ak juróom-ñaar yoo xam ne rek demu fa ba tax nag lu toll ci fukki organisation bu société civile ñu ngi sàkku ci nguuru Sénégal rek mu saxoog boobu les convention lu ñu bëgg rek mooy lépp li nga xam ne dafa laal prisonniers yi faatu ci kaso yi mbiru Karim Wade wala xale yi nga xam ne sax dañ leen di xoqatal loolee ñu àddu ci ñu ne nag nguuru Sénégal am na rek ñaari at ngir mën a jublu ci li ni mel Maguette Soirée Diallo ci tënk. Sénégal jàll na ci kanamu comité biñ dëkk ak yelleef bu doomu aadama yi bu Nations Unies mu nekk lu mu gëj a def toll na ci fukki at ak juróom-ñaar waa société civile ñoom xam nañ ne nit ci at yooyu Sénégal toog te demul ci kanamu comité bi ak yelleefi doomu aadama yi ñàkk nañ ko respecté lu bëri yoon. Sénégal dafa yóbbu woon rapport devant ci kanami comité des droits de l'homme parce que comité bi da doon tenir téeméereeli session ak ñaar fukk ak juróom-ñaar. Sénégal toog na fukki at ak juróom-ñaar te yóbbuwul rapport boobu c'est-à-dire rapport bi dafa dem ak retard bu bari. comité bi daal dina amal ay recommandations yoo xam ni jàpp na ni nguuru Sénégal wax na ko respecté ci ab dikk bu toll ci ñaar fukk ak ñeenti weer. recommandation yi muy génnee toujours daf ciy génne ñett yoo xam moom la ñuy tuddee recommandation prioritaire parce que yooyu daf koy tënk ci ay délai mu jox ko état bi nee na état bi fii ak 24 mois na régler problème yi décès yi am ci prison ñi ñu téye ci prison yi mu leeral ko mu am enquête yu leer ñu xam lan moo waral décès yi. bi situation réfugiés yi surtout mbirum taalibe yi nee nañ na ko état bi régler 24 mois lañ ko may pour loolu. kaawu Karim Wade itam comité biñ dénk ak yelleef doomu aadama yi ñëwaat na ci. état bi non seulement na nga régler kaawu Karim Wade waxul Karim moo def wala deful waxul amnistie ko waxul leneen dene recours utile bi mu waroon a am pour mën a def appel te kere yi mayu ko. ci boobule rapport comité bi daal dina ñaawlu ñàkk respect bu engagement bu nguuru Sénégal lu si mel ni comité international yi ko war a évoluer ci lu jëm ci situation bu ak yelleef bu doomu aadama yi fi ci Sénégal. Maguette Soirée Diallo dañuy dem ba ca diwaanu Richard Toll foofee nag ca l'hôpital ba mel na ni syndicaliste yi ak seen kilifa di directeur général ba waxuñu benn kàddu rek li ko waral liggéeykat yi wala sax ñenn ci ñoom li ñu bëgg rek mooy kookee di directeur général ba joxe léegi yi bu ko defee ñu wéyal liggéey bi ci jamono jooju nag ki nga xam ne rek mooy directeur général ba yëkkati ay kàddu rek ne donte am na jafe-jafe waaye lu laal li nga xam ne rek mooy seen charge yi. moo dis lool ba tax rek ngir mu yemb doon na lu jafe trop Ousseynou Diop ak Habib Seck teewoon nañ ci diwaan ba. hôpital bu Richard Toll jamono jile ay jafe-jafe lay dund ñoom syndicalistes yi ak directeur bi seen i kàddu déggatuñu syndicalistes yi nag nee nañu jamono jile hôpital ba foo lamb day métti. garab amu fi réactif amul médicament amul dara amu fi mënoo fay salaire mënoo fay prime mënoo fay appui logement mënoo jënd garab mënoo jënd réactif léegi hôpital bi lu mu mën. ministre de la santé dañ lay ñaan nga ñëw secourir hôpital Richard Toll mérito wul lii Waalo mérito wul lii mënu leen def hôpital ba pare dara dugg fi. ci seen i kàddu dañuy toog ay weer duñu jot ay salaire ràcc doon lii ñay faatu ay jigéen yi nga xamante ni waxtu ba ñuy imbi la loole itam nemmeeku nañ ko ci hôpital ba tax nag ñuy ñaan wallu. ñun dañuy toog ñaari weer ñu doog ñuy fay salaire fan lañ ko teg motivation waxi nopp caisse sécurité sociale kenn fayuñu ko. IPRES bi ñu retraité torox ñoo ngi ni kenn versé lu ñu daaw ba ren malade bu ñu fi évacué mu dee benn ambulance lañu fi am ñetti malade ngay tegle kenn ki dee ci yoon wi décès maternel yaa ngi fi morne yaa ngi fi. ci kàddu directeur général bi li loolu lépp ñu wax dara amu ca hôpital ba ma ngay fay ay salaire am leneen ci leeral yu mu indi bokk na ci wàllug hôpital ba mu ni la mu yanu la attanul. te boobu ak léegi nag amuñu arrière de salaire amul arrière de salaire ñu ngi koy fay. te hôpital Richard Toll hôpital de niveau 1 la boo xam ni yaa ngi am téeméer ak fanweeri juróom agent juróom benn fukk ak juróom-ñaar contrat à durée indéterminée te ñooñu boo xoolee spécialiste newu ci. léegi nag indiwuma sama bopp te bàyyiwuma sama bopp donc dama yaakaar ni su ñuy wax nañu wax problème yi fi mu nekk te bañ a tuur la ndem nit ñi nañu wax problème yi dëgg-dëgg fi mu nekk su ma ko résumé hôpital Richard Toll bi mu am mooy personnel bi fi ne la hôpital bi antanul ndax dañoo jël lu ëpp
jamono jii nag hôpital bu Richard Toll ay jafe-jafe lay dund syndicaliste yi ak directeur bi seeni kàddu méngoowul ñi ciy gën a loru nag di malade yi. Seynou Diop dañuy dem ba ca diwaanu Tambacounda wax tamit ci bés bi nga xam ne moom la ñu jagleel ñi amee feebaru diabète ñu ko doon màggal tey ci biir Ndakaaru ak li ko wër wala sax ci biir Sénégal kàddu yi ñu ci yëkkati rek ñoom waa Tambacounda jaarale ko ci association ba ñoom nag nee nañ dañu soxla ab centre de dépistage ak prise en charge bu ko defee rek malade yi mën a faju ni mu waree ci teewaayu ki nga xamante ne mooy président Assad Baye Oumar Gueye ci micro Moussa Oumar Gueye. di wax rek ne autorités yi tamit wax nañu jàpp ci mbir mi dimbali diabétique yi war nañu wane tamit prise en charge de qualité mooy ne hôpitaux yi ñu defaraat ko de telle sorte que diabétique yi bu fa egsee mu am pàcc boo xamante ne mën nañ ko jël prise en charge boo xamante ne dootul soxla muy jóge Tambacounda di ñëw ba Dakar te loolu bés buñ ko amee rek dañu naan gàcce ngaalaama ñi nga xamante ne ñooy xeex te dëkk fii ci localité Tambacounda. pour wane rek ne diabète nekkul Ndakaaru rek boo ko amee am nga ko sa ngiiru dund bàyyiwul jigéen bàyyiwul góor bàyyiwul xale bàyyiwul mag alors loolu ñu yëg nga ne feebar bi njëg bi dafa cher parce que ci wàllum faj pour nga mun a am njëg boo xamante ne correct na pour faju il faut que nga dépenser dépense bu xamante ne dafa diis. loolu si am ñoo xamante ne dañu néew doole day metti lool ñu ne comme loolu résolution des Nations Unies 61/225 wax na ne que gouvernement yi ñoom seen wàllu bopp war nañu yëngatu ci mbirum diabète pour dimbali seen askan surtout ñi nga xamante ne dañuy am jàngoro jooju wante tamit loolu dafa wane rek ne xeex bi ci prévention lañ ko war a sukkandiku. wax ci leneen rawatina raay bi nga xam ne tappal nañ ko njiitu réew mi Macky Sall ñu naan ko mais day atum 2019 loole nag joxe nañ ko ca réew Maroc foofee ñu naan Tanger ci teewaayu kilifa yu bëri fii ci réew mi ñu ne nag boo gisee ñu tappal ko li ni mel mooy taxawaay bi mu am ci biir réew mi wala sax biti réew ci lépp luy laal kaaraange ak fexe bi askan wi doon benn dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Pape Abdoulaye Der ci tënk Ibrahima Kane. J'accepte avec plaisir le Grand Prix Médès 2019. damay nangu bu baax raaya biñ ma jox tey te di leen ci jaajëfal dama yaakaar ne nag lii dañ ma ko jox ndax jéego yi nga xamante ne man maa ngi koy def rawatina di ñu gën a ñaax ngir liggéey gi mucc ayib dëgg la ci Afrique nag li ñu war a matale bëri na lool wante loolee duñ fa mën a yegg faaw amuñu benn environnement boo xamante ne jàmm da cay nekk rawatina kaaraange yaakaar naa ne nag lii lu am solo la ci thème bi nga xam ne moom la ñu jàpp mu soxal fukk ak ñaareelu édition Médès. ñu jeexale ko ak tàggat yaram ak basket préliminaire tournoi qualificatif olympique soxna yi ci réew Afrique wala continent Afrique Sénégal nag seen premier match moo ko gagné seen diggante ak Angola 75-71 mu doon match boo xam ne rek xawoon na seere lool seen diggante mu aju ci première journée bi Sénégal nag ñaareelu matcham dina ko amal digganteem ak Mali suba lay doon wala samedi lay doon benn waxtu bu tegale fanweeri simili ñu yegsi ci cappaandaw bi di leen jaajëfal ci teewlu beeg safo bi du ñu def dara lu dul delloo soxna Aram Lenge yi mu doxal ba ci kanam.